من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي بفضله تتم الصالحات والصلاة والسلام على مبعوث رحمة وهداية للعالمين وعلى آله وصحبه عري الميامين ورضي الله تعالى عن جميع الأولياء والصالحين وعن جميع المسلمين mbokk jullit yi mbokk taalibe ñi seetaan fii ci télévision D24 mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci baatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di am mbégte ak contentement ci suñu ànd ak yéen mbokk yi di nuyu ñi ci biir réew mi wa rawatina ak ñi ci bitim réew tey ji nag suñu émission kàngami Sénégal dalalati jàmbaari l'islam ci nga xamante ni kenn du ko présenté kenn à travers le monde entier ñëpp xam ko xam taxawaayam xam-xamam waaye nag xam itam taxawaayam ci biir jaami yàlla yi ni muy dimbalee doomi réew mi di Sénégal ci fu ci waaye nekk ci xam-xamam di kan Serigne Omar Diop tey ji nag ñu fas yéene waxtaane lu am solo loo xamante ni soxal na ñi ci biir réew mi mais soxal ñi ci bitim réew muy loo xamante ni lëmbe na àdduna ndax mbokk yi foog naa ni képp ko xar sa tànk tubay liggéey ba am sutura ak teraanga boo sañoon am njaboot gu baax gu barkeel goo ko teg ci seen loxo ñu sàmmal la ko mais nag foog naa aussi bépp doomu réew ak fu mu nekk ci àdduna moo xam muy sénégalais wala lu dul sénégalais soxla la ndono mbokk yi moo xam nga am teraanga wala nga ñàkk ko ku ne soxla na ndono lu ko wutu gannaawam ñu gis ni kat bëri na loo xamante ni dinañ koy tuumaal jigéen ñi dina leer tey ci waxtaan bi baa ñu di ko tuumaal góor ñi dina leer tey ci waxtaan bi muy lan mbirum am doom balaa ñuy sori dëgg ci waxtaan bi dañuy bàyyi sëriñ bi nuyu mbokki téléspectateurs yi lay seetaan. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñi nga xam ne yéen a ngi teewlu ci waxtu yi ñu ngi leen di nuyu di jiiteel ci nuyoo bi mboolem kilifa diine yi ak kilifa aada yi fépp fu doomu réew mi nekk ci àddina bi ñu ngi lay jox loxo muy ci réew mi muy ci bitim réew. ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal yàlla yal na yàlla faj seeni aajo yal na yàlla jàppale leen yal na yàlla delloo si jàmm ci àddina bi yal na yàlla yóbbi mbooleem buntu xéwal yi ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam daaw góor di kontaan bu baax di la dalal fii nga xam ne mooy cabinet Cheikh Omar Diop fii ci Sénégal ci Parcelles Assainies ci cité Fadia nga xam ne mooy Gent ba 1 jàkkaarleeg Brioche Dorée bi nekk cité Fadia ñu ngi ciy kontaan bu baax di la dalal bismillah. jërëjëf Serigne Omar Diop mbokk yi gaaw leen jël leen numéro bi balaa mu leen di rëcc 00 221 78 162 64 64 00 221 78 162 64 64 mbokk yi di wax nag numéro boobu ñu leen jox bën ngeen ko am ci Imo bi ci WhatsApp bi ci Viber bi ndax Serigne Omar Diop international la boo ko woowee appel normal su ko fekkee Sénégal d'accord bu ko fekkul Sénégal kon nga mën ko woo ci Viber bi wala WhatsApp bi wala Imo jëlal beneen numéro bi 00 221 77 942 22 23 00 221 77 942 22 23 boobu aussi WhatsApp la Imo la Viber la Serigne bi tey ji ñu fas yéene waxtaane lu am solo loo xamante ni foog naa àdduna wërngal képp a ngi lay bàyyi xel ndax day jàngoro joo xamante ni dafa bëri luñ ciy tuumal askor da ngay gis jigéen ju sëy ba am fay at amul doom xas topp ko ni dafa jaasir wala nangam ak nangam muy jàngoro joo xamante ni tey ji sëriñ bi àdduna wërngal képp fu seen a xam lan moo koy indi ci nit d'abord mais su ko indee ci nit yan solution moo ciy am mbokk yi bu leen fàtte nag ni Cheikh Omar Diop mi ngeen jàkkaar lool fu ci waaye nekk ci àdduna wërngal képp moo xam nga nekk Europe Amérique ba Afrique foo toll ci àdduna bi boo soxlawee ay garabam mën nga ko jot facilement sëriñ bi jàngoro jooju lëmbe àdduna di ñàkk amub doom tax ñuy xas as gor baa ñu ci tuumaal as gor bëggoon nañu xam dëgg-dëgg lan moo koy indi ci nit lu koy joxe. kontaan bu baax ci laaj bi te ma dégg li nga jiital ci laaj bi mooy nit ku nekk su fekkee yàlla may na la ngay dund nga góorgóorloo ci sa àddina yàlla dénk la xam-xam wala yàlla dénk la wërsëg nga ne ku nekk boo sañoon da nga am ci ay loxo yu óor yoo koy teg. am ndono lu la sàmmal sa alal. am ndono loo xam ne mu lay sàmmal sa alal loolu moo ñu utaleeg yàlla ndax yàlla soxloowul ku koy donn ndax moom du fi jóge doom aadamam rekk moo soxla ku ko donn moo tax ñu wax ne yàlla du am doom comme nag nit du yàlla moo tax moom mu war a soxlawoo am doom loolu moo tax nit ki su liggéeyee alalam
wala mu gëstu xam-xamam su sañoon mu ëkkati ko teg ko ci loxoy ay njabootam ñu doon ko wéyal liggéey boobu nga xam ne moom la doon liggéey ci wàllu alal danañ gis nit koo xam ne dana dund ba war a dee du am benn doom boo xam ne war na koo mën a doon ci wàllu alalam danañ gis nit koo xam ne dana dund ba war a génn àddina duñ gis ci wàllu njabootam kenn ku war a mën a doon xam-xamam loolu moo indi baatu ndono kon njaboot dafa am solo ci doomu aadama ci mu fàggu ko mu am ko waaye yàlla moo koy may am na ñoo xam ne nag danañ tuumaan nañ leen xas leen ci jigéen wala ci góor ñaar ñëpp nga laaj bu am solo ne tey jotaay bii nga xam ne moom lañ toog ci kàngaamu Sénégal tey waxtaan wi mu ngi aju ci mbiri njaboot doom ana lan mooy tax nit ki mën ko am ak su ko nit ki ñàkkee lan moo ko xañ bari ay mbir yu ci laxasu ndax doomu aadama bi tey su fekkee ne yàlla dogal na nga nekk nit mat ba war a jël soxna takk soxna ngeen sëy ngeen dem lu mat ñaari at yàlla dogal gisugu leen dara amagu leen benn soppeeku su dee si suñu aaday réew da ngay dégg ñu commencé tuumaal ku jigéen ki dafa jaar siis te fekk na ay la yéwén mën naa am sax moom jaasir daba ko waaye borom këram bi koy denc xëy na moo am jafe-jafe ci wàllu am doom ñun dañu jàpp ni wala ñi seen xam-xam màccul dañoo jàpp ni góor gu am jafe-jafe kattan rek mooy bañ a am doom góor dina am kattan am ndox mu jaar yoon te du mën a am doom loolu am na waaw mais loolu faaw mu leer parce que dañoo jàpp ni ki am jafe-jafe kattan rek mooy am problème nit dina am jafe-jafe kattan te du tee mu mën a am doom nit dina am éjaculation précoce du tee mu mën a am doom nit dina am force sexuelle dina am problème mu force sexuelle comme ça mu am faiblesse sexuelle maanaam manque kattan loolu nit dina ko am du tee mu am doom nit dina am manque d'appétit sexuel maanaam ñàkk xememteef ci wàllu sëy du tee mu am doom ñàkk am doom dafa am beneen problème bu nekk ci biir dina am jafe-jafe bànneexu sëy te mu am doom waaw nit ki dina am jafe-jafe bànneexu sëy mën naa sëy te du am bànneex te du tee mu am doom ndax am na ay jigéen ñoo xam ne sëy nañ ba am seeni njaboot te mosu ñu yëg bànneex ci sëy am góor ñoo xam ne danañuy sëy te duñu yëg bànneex ci wàllu sëy donc loolu feebar beneen la mais ñàkk am doom gi tax ñu naan jigéen ji dafa jaasir dafa seq ñaar ñi léegoo-léeg mu dal ku jigéen ki léegoo-léeg mu dal ku góor ki waaye nag su fekkee ne dafa dal ku jigéen ki dafa am ci ay jàngoro yoo xam ne ci nit ki ci jigéen mooy waral ñàkk amam doomam dafa am timin ci ku góor ki ay jàngoro yoo xam ne mooy waral ñàkk amam doomam te ku ne xam na ne daaw góor doom ku ne xam na ne ci man yu lay soso ñu baal ma ci kàddu gi ci mooy li ñuy wax sperme waaye sperme boobu nga gis nit ki am ko am na leneen lu nekk ci biir sperme bi mu ñu koy wax spermatozoïde mooy wallax njaan yi nekk ci biir sperme bi ci biir maniyu bi nga gis doomu aadama dafa am yu bëri yu ko làmb nit ki dina am li nga xam ne mooy wàllu problème ci wàllu njaboot ñëw ci man su ñëwee ci man li ma ko njëkk a wax mooy da ngay dem nga def spermogramme ñu ma xool sa wàllu maniyu est-ce que amoo benn jafe-jafe ci sa wàllu maniyu yaa ngi sëy yaa ngi yëg sa bopp waaye amoo doom lan moo waral ñàkk am doom boobu ci biir maniyu bi ku góor ki dina am azoospermie azoospermie su ko nit ki amee loolu mën na tax du am doom ndax wàllu sperme yi nga xam ne moom mooy wàllu ku góor ki su fekkee ne nit ki dafa dem ñu defal ko spermogramme mu ñëw indi résultat yi ñu gis ne kii kat dafa am problème azoospermie léegi nag bu boobaa ñun dañ koy suivre defar ko traitement traitement boobu ñu koy defaral traitement traditionnel lay nekk te azoospermie dafa am ay xaaj ndax nit ki mën nga am spermogramme xam nga nit ki soo amee spermogramme sperme bi minimum war nga am 5 millilitres 5 millilitres nga war a am wala nga am au moins 3 millilitres
su fekkee ne nag am nga 3 millilitres te fekk na wàllu yi nga xam ne mooy spermatozoïdes yi ci millilitre bi war na am 2% minimum ci millilitre bu nekk kon nga gis ne nit ki war na am au moins minimum 20 millions ci sperme bu nekk pour mu mën a am doom ndax nit ki tamit mën nga am sax moins de 5 millilitres nga am benn millilitre boobu yàlla dogal ci mu am 2% ci spermatozoïdes yi laa bu boobaa mënul laa teree am doom ci ku góor ki alors nga ñëw ci traitement yi leen di defal ci ki nekk extérieur moo xam mu nekk Amérique Europe ba ci biir Afrique bi alors dafay bàyyi ay yitteem wala liggéeyam ñëw def ci traitement bi wala fa mu nan ngay defee traitement. non loolu du ma nangu loolu parce que addina bi ñu toll léegi ubbeeku na. ubbeeku boo xam ne nit ku nekk boo bëggee def ta traitement ak man mën nga toog fi nga nekk nga liggéey sa liggéey continuer sa liggéey suivre sa liggéey ndax bu njëkk ba boo bëggee def traitement dañ la doon obligé. ngay ñëw bàyyi sa liggéey wala nga jël congé ñëw toog def sa traitement mais léegi. yàlla dogal na avec mondialisation bi nga xam ne am na addina bi ubbeeku na léegi monde bi léegi village planétaire la dëkk la boo xam ne addina bi yëpp léegi benn dëkk la du yàlla may nañu yombal la ma ci boobu mais ma àggali ci côté wàllu ku góor ki ci développement bi nga xam ne ci laa nekkoon ci wàllu sperme bi nga xam ne nit ki dina am problème ci sperme te du xam ne dafa am problème ci sperme ndax nit ki mën na am sax 5 millilitres yi nga xam ne moom lañ soxla ci sperme bi waaye du tee mu nekk azo xam nga nit dina am ci spermatozoïde lu tolloog 100 millions am na ñu koy am ñu nekk ci état de forme bu baax des fois nag nga am millilitres yu baax sa 5 millilitres nga am millilitre bu nekk 2% nga am 20 millions mais fekk na mobilité bi am problème bu boobaa loolu da ngay indiwaat dafa ngay amaat beneen problème léegi nit ki dem ñëw ñu ne ko vraiment am nga sa walax njaani normal na amoo benn problème te fekk na moom amul problème moom ku góor ki ndax li mu waroon a am ci wàllu sperme bi nga xam ne moom moo nekk ci moom am na ko mais nag problème bi nekk ci ku jigéen ki loolu nag su fekkee ne dafa nekk ci ku jigéen ki bu boobaa dañ koy yebal encore mu dem defi li nga xam ne mooy écho su dem defee échographie ñu xool wàllu biiram xool yaramam xam yaan jàngoro moo nekk ci moom ñu defal ko ay analyse su fekkee ne dañ ko indil ay analyse am ndax li gën a la plupart li gën a bëri ci jigéen ñi ci jamono bii ñu nekk dafa am ay lu mat juróom benn feebar yoo xam ne dafa leen di gàllankoor ci seen wàllu am doom mooy wàllu li nga xam ne mooy infection ak perturbation ci wàllu règle ak lii di kyste ak lii di fibrome ak lii nga xam ne mooy wàllu ay perte blanche ak yooyu dafay indi ay problème ndax nit ki des fois mu am fibrome bi mën na ko bloquer wala sax nga am li nga xam ne mooy trompe yu buusi su fekkee ne sa trompe yi dafa am problème trompe yi des fois nit ki trompe yu buusi nag infection da koy def te nit ki jigéen ki bu fekkee ne wàllu trompe yi dafa buusi ñun yàlla may nañu tawféex am nañ ci ay garab yoo xam ne dafa efficace de telle sorte ba nga xam ni soo ko naanee même pas une semaine mu débouché ko mu set wecc bu fekkee ne nag des fois nga gis li gën a jaaxal médecine moderne bi ci wàllu jigéen su fekkee ne nag xool nañ ko gis na amul fibrome amul kyste amul perturbation ci wàllu règle baa ngi ñëw à temps mu ngi ñëw autant ci chaque mois date bi mu ko war a gis mu ngi ko ciy gis su fekkee ne tamit amul wàllu infection yooyu yëpp xool nañ ko kaw ba suuf gisuñu benn jàngoro ñoom li ñuy wax kooku dañuy wax ne kii moom njuróom doom moom pare na ci. alors mais ki nekk bitim réew naka nga koy mën a xoolee ba mën a xam ba mën a am résultat yooyu nga soxla ci moom. waaw loolu dañuy def consultation par téléphone dama lay laaj question ne la laaj la. nga dem ma laaj la ba laaj la ndax def nga ay analyse même soo ko defewul ma dama lay exiger pour nga dem defi ko soo defee analyse ba pare dama lay wax na nag nanga ma ko envoyé par email wala nga envoyé ma ko par WhatsApp man dinaa xam analyse yi ana lan mooy sa problème ci wàllu jàngoro ci wàllu am doom loolu nag su fekkee am na bu boobaa nag après ci laay xool yow ban traitement laa lay defal ndax am na ci ñoo xam ne amuñu benn problème ci wàllu limal yëpp
mais gisuñu fan lañ leen di aw pour ñu mën a am doom xool nañ seen borom kër defal lañ leen spermogramme gis nañ sperme yi amul benn problème ku jigéen ki xool nañ ko gis ne amul benn problème ñu taxaw wax ne diw mi mënul am doom man gis naa ci ay cas yu bari yoo xam ne rek lañ leen loolu nag foofu lañ utee ak ñun ak médecine moderne bi ndax ñun nag yàlla may nañu sens suñ bagage yi maam yi nga xam ne nag suñuy baay ak suñuy maam bàyyi woon nañ ko fi yooyu la ñuy jëfandikoo am na ci ay secret yoo xam ne képp ku ko naan ñaari mbaax wala ñaari régal doo ko am mukk lu dul jëlal nga ëmb tey rek am naa ci benn cas boo xam ne tey si suba léegi la fi jógee ne ma vraiment maa ngi lay gërëm maa ngi lay sant dem naa hôpital confirmé nañ ma ne ma maa ngi en état de grossesse. jërëjëf Serigne Omar Diop mbokk yi kon foog naa ni li ñu alquran wax ci ñun ñi ko gëm wa nunazzilu min alqurani ma huwa shifaun wa rahmatun mais nag lil muminina ñi ko gëm dafay feeñee ci ñii Serigne bi da nga wax lu am solo foog naa ni li alquran wax ci nii seen saafara jàngoro yéen ñi ma gëm yàlla nee na defal naa leen ko ci alquran kon feeñ na ci ni nga waxee barke ba tax rek mbokk yi dañuy bamtuwaat numéro bi nga xamante ni ci la ñu mën a jotee Serigne Omar Diop 00 221 78 162 64 64 bu leen fàtte ni itam numéro bi ñu leen di jox Viber la WhatsApp la Imo la parce que Serigne Omar Diop mën nga ko jot appel normal su nekkee Sénégal mais su génnee réew mi yaa ngi koy jotee ci yii ma la wax ci Viber bi wala WhatsApp bi wala Imo bi mën nga jëlee ci itam 00 221 77 942 22 23 942 22 23 mbokk yi mooy numéro yooyu ñu affiché ci écran bi di leen fàtte nag di leen wax rek ne numéro yi WhatsApp la Imo la Viber la mais sëriñ bi da nga wax lu am solo ci jàngoro yooyu nga xamante ni moom mooy gàllankoor jigéen ñi ba ñuy am problème mu doom jàngoro yi bëgg nañu xam dëgg-dëgg lan moo koy joxe pour moytuloo leen ko parce que am na ci yoo xamante ni yaa ngi ko wax ni nga ko waxee léegi perte blanche dina koy def ci nit muy ni nga waxee kii yu bouché. trompe yu bouché. alors perte blanche moo koy faral def kon ñu xamee ci ni jigéen ñi bu ñu di sàgganee seen bopp ci yi ñuy gis. nañu koy bàyyi xel di ci jug ci bi muy teel balaa mu leen di julal yeneen i jàngoro bëgg nañu xam yan mooy joxe feebar yooyu. feebar yi li koy joxe bokk na ci infection xam nga jigéen. mu tilim trop baaxul ci moom. mu set trop baaxul ci moom. jigéen bu gisee mbaaxam war na toppatoo boppam bu paree ci mbaaxam. waaye tamit di set trop mooy waral moo gën a yomba sax. maanaam nga set lool moo gën a danger nga tilim lool ci jigéen. waaw parce que jigéen dafa am ay microbe yoo xam ne ci wàllu PM mooy wattu PM ba nga xam ne benn feebar du ko romb daal di jàll ci biir su yàlla dogalee nag mu nekk set trop setaay bu metti boobu muy set dana waral microbe bu ñëw ci kanamam rek. day am possibilité pour mën a dem ndax microbe yi nga waroon a xeex pour mën a éliminer yenn yooyu jàngoro. microbe yooyu moo fa dul nekk. lu ñëw rek jàll mooy bu lu ñëw rek jàll su ko defee nag kooku nag su amee microbe yooyu nga xam ne jàll nañ su ko defee infection boobu muy am moo koy permettre mu mën a am perte blanche. moo koy permettre tamit trompe yi bouché. te bu tax trompe yi xasee bouché problème bu sérieux dafay daal di ñëw. am na ci ñoo xam ne seeni problème dañu am problème mu ay myome da ngay gis ñoo xam ne dañ leen di def opération ci côté boobu ci côté ay myome man yàlla may na ma ci sens ay garab yoo xam ne boo ko naanee dafay seey. dafay seey kyste boo ko amee duñ ko opéré boo ko naanee kyste bi day seey dafa am yoo xam ne bu dee ci fibrome la am na fu muy toll ci volume bi muy am man du ma nangu def traitement bi dama lay bàyyi ñu defal la opération bi parce que mooy gën a ëpp assurance. ci yow ci man parce que teel a wolof di wax naan fagaru moo gën faju xoddeeku balaa ngaa lakkale dëgg la am na fooy egg ci wàllu feebar foofu opération am yoon ci yow balaa nga faa egg nag loolu bu boobaa da ngay gis ne deeme naa nga teel a dem faju ji mooy gën ndax nit ki su fekkee ne da nga toog ba yàgg ngay jékki-jékki gis sa biir bi di balonewu di ngadde ngay jigéen ngay dem ba yàgg nga jékki-jékki gis ko mu rees nga jékki-jékki gisaat ko mu ngande wala nga jékki-jékki gis luy raf ci sa biir mu mel ni genre ëmb bu ndaw
te saa yoo demee hôpital ñu xool gis ne yow ëmbuloo loolu saa yoo ko gisee sa bopp rek war nga dem defi ji écho pour xool sa wàll yaram est-ce que yow mi am nga feebar wala yow mi am nga fibrome wala am nga kyste. moo tax yooyu yëpp dafa laaj nit ki di ko saytu ci boppam di ko xam ci boppam. bon su fekkee ne nag li nga xam ne moo wàllu nekk ci wàllu ki nga xam ne mooy ku góor ki nga xam ne yàlla dogal na mu nekk góor goo xam ne amul benn problème ci wàllu sexualité. mu ngi ànd ak soxnaam normal. donc mais dafa war a di fexe di lekk ay lekk yu am vitamine. comme yan ak yan. nit ki war nga mën a lekk ay fruits ndax fruits yi moom yàlla dogal na mu bari ay vitamine bokk na ci yenn xeeti lekk yi yu mel ni ay ceeb moom yooyu moom nit ñi dañ ko war a wàññi. ñu moytu ko. wàññi ko lu mel ni ay crudités lu mel ni ay légumes yooyu dafa war a am ci nit ki da nga war dund ngay lekk ay légumes di lekk ay fruits loolu mooy tax nga mën a am vitamine. vitamine nag su manqué ci sa yaram mooy mën na indi sax nga am problème sperme. ok am na ñoo xam ne tamit dinañ dem ba nga xam ne danañ am problème ci wàllu li nga xam ne mooy ci wàllu prostate soo demee ba àgg ci côté boobu nga xam ne problème prostate dafa am benn influence bu muy def ci wàllu sperme ndax prostate bi nga xam ne mooy génne liquide bi dimbale sperme bi pour sécurité am gën a baax pour mu gën a am mobilité bu baax loolu tamit dañu war nañ ci di bàyyi xel. su fekkee ne sentir nga ci sa bopp ci yaa ngi gis ne man kat su may tuur ndox bi dafay jegewoo wala daf may conditionné dama conditionnel ci wàllu tuuram ndox nga xam ne nekkul ne man maay dem ba bëgg tuur ndox rek dem tuuri ndox mais nga gis ne man kat wàllu tuur ndox moom amatuma ci sama sago damay tuur ndox sans mu nekk loo xam ne maa ko bëggal sama bopp nga gis muy jegewoo loolu yëpp waxtu woo ko gisee sa bopp war nga góorgóorlu gaaw dem seeti sa bopp pour faj sa bopp balaa mu lay indil gàllankoor boobu waaw. alors ñu gis ni jàngoro yi nga lim bëri na ci yoo xamante ni lekk yi ñuy lekk def ci joué. ci suñuy biiri jàngoro. mais yow ci sa biir traitement te dañu dellu siwaat ci traitement bi ba tey ci sa biir traitement parce que ñun gis nañ ni doomi réew mi nekk bitim réew. waaw rawatina ak fu ci waaye nekk comme ni ñu ko limee woon sànq. alors ñoom aussi dañuy bëgg di jëfandikoo. pajum aada dañuy bëgg di jëfandikoo pajum cosaan li ñuy wax naan pajum wolof parce que gis nañ ni li ci yàlla def nekkul ci médecine moderne bi alors yow yaa ngi Sénégal donc donte yaa ngi dem partout dans le monde alors ñi nga xamante ni bëgg nañu di jëfandikoo ci sa garab rawatina ak ñi ngay defal traitement bokk la ki nga xamante ni ñëw na jël benn takk pour nangam ki ngay defal traitement koo xamante ni feebaram sori na war nga ko defal traitement mu suivre ko donc ñun ci kooku la ñuy dellu si parce que ñi lay seetaan actuellement ni ñàkku ci ñoo xamante ni seen jàngoro avancé na de trop alors nga war leen sauver war leen defal traitement sauver leen ba suñu borom def ci tawfiix ñun foofu la ñuy dellu si waat alors traitement yi yow da ngay déplacé wu di dem extérieur di defal say malade traitement wala yow da ngay toog fii nii Sénégal defar leen traitement ñoom. alhamdulilah daaw góor ni nga laaj question bi am solo la parce que ñu bëri dañ may au téléphone di ma laaj ndax say nit ki mën naa koo defal traitement sans autant que ma fekki ji ko wala moom mu fekk si ma. loolu ak àddina bu ñu nekk ni tey mën naa wax ne yomb na yombaay boo xam ne dafa jéggi dayoo. ndax ñun ci suñu wàllu possibilité pour nit ki mën a jot suñuy garab wala ñu suivre ko ci wàllu traitement communication bi léegi yomb na ci wàllu Viber yi ci wàllu imo yi ci wàllu WhatsApp yi yooyu yëpp yomb na léegi ba nga xam ne nit ki chaque jour dinañuy fexe xam wala chaque 15 jours wala chaque 2 jours ñu jokkonteeg moom xamanteeg moom traitement bi ak. garab yi nga xool fi mu toll. fan la toll ci moom. su dee wàllu jot garab yi nag bu boobaa ñun am nañ possibilité mën ko jox GP ak nga léegi am na phénomène bu xew boo xam ne dafa dimbale immigration bi mooy immigré yi nekkoon foofu nga xam ne dañ daan bëgg jot seeni alalu réew. mu leen di jafe léegi am na ay nit yoo xam ne loolu mooy seen liggéey léegi. di jël ay GP di jël fi bagage di ko yóbbu bitim réew ak réew mu ak dëkk boo mënti nekk ci Europe wala ci Amérique wala ci ak fu mënti nekk. tax na léegi nit ki su fekkee ne bëgg nañu koo defal traitement dañuy jël traitement bi yépp li mu war a naan benn par benn waxtu wu mu ko war a naan ak jour bi mu ko war a naan ak ni mu ko war a naanee
boole lépp jox ko GP bi mu yóbbu ko. nga xam ne GP yi uniquement ci say garab rek la ñuy nekk. waaw jox ko mu yóbbu ko su ko yóbboo léegi ñu ne ko la garab bu yeggee balaa mu koy laal daf ñuy oo ne man kat jot naa sama garab léegi yan ak yan laa war a njëkkee su fekkee ku jàng la dañ ko wax na ko liiral liñ la bindal su dee koo xam ne jàngul dañ laan ko fotool garab yi ci WhatsApp bi nga envoyé ñu photo yi ñu defal la audio envoyé waat la ko xam nga foofu erreur du am. dafay leer ba nga xam ne moom boo jàngee boo jàngul yëpp dinañ mën a jëflante ak yow. ndax du ñëpp ñoo jàng. léegi su ko defee mais en même temps tamit defal leen nañ mode d'emploi bi ci traitement yi. ba nga xam ne soo ko jëlee rek yow boo jàngee soxlawul nga ñuy woo. lu dul da nga naan garab yi ba gis sa résultat nga oo ñu remercier ñu. wa ilaa nga ne vraiment man kat tane naa bu baax waaye su ma amoon dollal jël. macha allah bu boobaa ñu xool nu ñuy def pour dolliwaat la. pour dimbale la ba nga xam ne da nga mën a wér. alors ñu jëm ci jigéen ñi nga xamante ni dañuy jur jékki-jékki taxaw. te duñu àgg ci âge yu ménopause. loolu lan moo koy faral di def ci ñoom. jigéen léegoo léeg nga gis mu nekk koo xam ne day am doom mu am benn doom. nga dem ba gis doom ja am 17 ans. mënul amaat doom mënut am rak. lu ne mu dugg ci. fekk na loolu li koy indi des fois mu nekk ci planning des fois nit ki dina def planning jógee ca planning ba. am problème sérieux pour mën a amaat doom moo tax il faut faire très attention pour di def planning ndax yàlla ci boppam moo ñu bind ne nañ jur ci ñi nañ jur doom waaye bu ñu ragal ci ñoom lu ñu leen dundalee ndax yàlla moo yor seen dund. kon doomu aadama bi warta ragal ndax loolu système la boo xam ne tubaab yi ñoo ñu koy xeexee parce que bugguñu ñu nekk nit ñu ëpp ci àddina bi moo tax ñu xiir ñu ci ay planning ak yooyu d'accord naa. yàlla ci alquran wax ne ne ni ku nekk war nga mën a nampal sa doom ñaari at. laa nga jël say matuwaay ba mën a nampal sa doom ñaari at. loolu kenn bañu ko ndax saxaaba yi daan nañ ko def waaye nag nga fexe ba góorgóorlu ci planning bi bañ di def planning boo xam ne da ngay def ay 6 ans wala 5 ans pour tout soog a mën a amaat doom des fois nga gis ku def planning jóge ca bëgg a amaat doom mu def problème nekk problème ci moom. waaye nag alhamdulilah ñun yàlla may nañu ci tawféex ci côté boobu. ci wàllu planning am na ñoo xam ne suñu defee planning buñ paree dañu am jafe-jafe boobu dañ leen ciy dimbale bokk na ci li ñu yàlla gën a dimbale mooy jigéen ju taxaw ñu dimbale ko pour mu amaat doom kooku moom du dara moom ci ñun mu ngi mel ni ndox ak ndoxam naan. loolu sant yàlla la ci ñun. ñu ngi ci sant yàlla bu baax nag ci côté boobu. li nga xam ne nag mooy wàllu jigéen ñi nga xam ne yàlla dafay dogal ñu jël ëmb mais duñ mës a weesu ñetti weer. danañ toog ba yàgg rek da nga gis nit ki jël ëmb. toog ba yàgg rek nga gis 1 mois rek. ñu ni yàqu na ñu ne ëmb ba yàqu na fausse couche fausse couche dafa am ay affaire yu bari yoo xam ne daf ci laxasu. muy wàllu rab. des fois daf koy def. des fois mu nekk liggéey. des fois mu nekk loo xam ne ndoxu siti bi nga xam ne moo lëmbee àddina bi sonal nit ñu ñuul ñi moo ci gën a aaj. ok kon siti dafay def loolu siti daf koy def xam nga lu waral siti di ko def. xam nga xamoon ne léegoo-léeg nit dina am jabet bi tax muy def fausse couche. ndax chaleur bi nga xam ne moom la jabet bi di dégager ak tàngaayu ëmb bi mën na ko bañ a mën a supporter bu dee ndoxu siti la tàngaayu ndoxu siti bi ak ëmb bi mën na ko bañ a supporter ndax nit ki su amee 3 mois 3 mois su ko amee tàngaayu yaram bi day gën a yokku ndax foofu lay développement wu nit ki di taxawee nag ñetteelu weer bi moo tax nga gis moo tax ci charia su nit ki génnee àddina ñu digal ko ne ko jabar ji war na mën a tënj jëkkëram 3 weer ak fukki fan. lu tax 3 weer bi parce que ñetteelu weer bi fa la yàlla wàccee roxo gi ci ëmb bi loolu mooy waral tàngaay woowu su fekkee nit ki am siti bu boobaa da ngay gis loolu mooy waral mu am fausse couche nit ki waxtu woowu yàlla dogal na mu am 3 weer waaye da ngay gis su amee 3 weer ëmb bi war naa yëngatu. moo bu ci roxo gi dugg waaye su fekkee ne nag 3 weer yàlla dogal na nit ki am ko ëmb bi yëngatuwul moo tax ñu naan il faut ñu teg yeneen fukki fan. moo waral tey ji di nekk 3 weer ak fukki fan. pour nga xam ne 3 weer moom ku ko am boo ci tegee fukki fan foo jaar sa biir bi dana yëngatu boo xam ne yow ku jigéen ki di nga xam ne sama biir daraan ci moo waral ku jigéen ba jëkkëram ngeen àddina faw mu tënj ko 3 weer ak fukki fan. bu dee koo xam ne nag yàlla dogal na gisut mbaaxam jeex na kooku mën naa tënji 3 weer su dee jigéen joo xam ne nag jotagu la mën a kii
bu boobaa loolu mën nañoo wax ne mën na tey ji ñetti weer mais ku toll ci war a jur ñetti weer ak fukki fan moom mooy doon sa tëj. ok loolu la nga wax lu am solo parce que fii jàngale na ci jigéen ñi nga xamante ne am nañu borom kër parce que jigéen ñu baree bare xamuñu tënj yi alors yi ci nekk ñaata fan laak naka lañ koy defee yu baree bare xamuñu ci occasion la donc ñu xamaale ko mais da nga wax léegi lu am solo ci jàngoro yi nga xamante ni dinay dal jigéen ñi lu mel ni taxaw. nga wax ci lu am solo ci planique yi jigéen ñi di def ak feebar yi ci nekk muy rab ndoxu siti ak ba ci liggéey alors yooyu jigéen ñi muy dal alors ndax mën nga leen sauver sans ñu gisante ak yow. waaw loolu mën na nekk parce que àddina bi li ma la wax sànq rek nit ki mën na am doom te du gis Cheikh Omar Diop fekk Cheikh Omar Diop moo ko fekk su fekkee ne wàllu liggéey la kooku dañ lay dimbale pour mën la dimbale ci côté liggéey parce que faw ñu xool ci suñuy jumtukaayu bopp xam ba xam est-ce que kii li ko dal ci wàllu amam doom bi liggéey la wala du liggéey waaye man dinaay préférer ñi nga xam ne dañuy ñëw ci man di sàkku pour ma dimbale leen ñu may bàyyi man ma leen di orienter ci yoon bi ñuy jaar pour mën a am doom waaye da nga gis nit ñoo xam ne dañuy xaw a dëgër bopp wala ñu xaw a bëri ay jaar-jaar ci wàllu googu pour ba sonn. est-ce que du jaaxle du leen di tax a mel noonu. waaw ba tey man déggoo ñu jaar fu nekk ñu lekk seen xaalis wala ñu nax leen wala ñu dugal leen ci yu ne waaye man côté boobu daanaka du ma ci sori waaye li may wax daal mooy xamal na nit ci ñu fekkee ne am nga qualité ci moom am yaakaar ci moom ba dem ci moom ne ko dama bëgg nga dimbale ma ci nangam su la waxee ne nañ def nangam jooju war nga ànd ak moom ba def ko. boo gisee ne même ci médecine moderne bi sax. dana ngay ñëw ñu suivre la defal la traitement mu të ñu defal la rajo mu të ñu defal la scanner mu të ñu defal la ba àgg ak yow ci ne faw ñu def opération xar ko xool ko loolu mën nañ ko ci domaine bi mais mënuñ ko ci ñun te loolu c'est très important kii feebar te dem ci koo xam ne am na ci moom yaakaar mu patienté mën a en temps mën a faju mën a wér ñun nag yàlla gën nañoo dimbale ci beneen côté bi mooy ñun suñ traitement yàlla def na ci barke ba nga xam ne nekkut lu yàgg man dinaa gis ñoo xam ne dama leen di faj dañuy def traitement 2 ans ci benn kii mais bu ñu ñëwee ci man 2 mois 3 mois yàlla def ci sutura man am naa ay turandoo yoo xam ne ci lii laa ko jëlee faj rek ñu xam ne bokk nga ñoom dara xamuma leen xamuñu ma ñu am ci dara tuddee la ko ñu am ci dara tuddee ma ko waxuma nag ko am ta dara nag ma ko tuddee donte Seydina Omar laa tudd am naa droit ku nekk tuddee Seydina Omar sa doom waaye am na ñoo xam ne te lañ seen doom tuddee ma ko ndax dafay woon na ci ñoom ñu bëggoon ko am mu tane mais c'est-à-dire delloo njukkal la parce que nit ku toog ay année amul doom nga sauvé ko bu amee doom bu la joxul la ca jiitu la ca toppit war na la delloo njukkal jërë ngeen jëf mbokk yi dégg ngeen ni leen ko waxee woon sànq kaddu yi am solo yi ñu taataanee ci Serigne Omar Diop jàmbaari l'islam ji kenn dul présenté kenn à travers le monde entier foog naa àdduna yëpp xam nañu ko ngir xam-xamam mais xam nañ ko ngir itam taxawaay bi muy am ci biir nit ñi nga xamante ni dinañ ñuy jaaxle di jëm si ci moom muy bàyyi defal yàlla di xettali nit ñi di dimbali nit ñi ci bépp jàngoro bu ñu mën a am rawat naak seen i soxla mbokk yi ñu leen ko waxee woon rek ci njëlbeen bi mën ngeen ko jot ci 00 221 78 162 64 64 78 162 64 64 wala nga def 00 221 77 942 22 23 77 942 22 23 di leen wax rek ni numéro Serigne Omar Diop numéro yooyu ngeen ko mën a jotee ku ko ci jël itam bàyyil xel ni am na WhatsApp Viber Imo c'est parce que léeg-léeg nga wootee appel normal fekk mu génn Sénégal dootoo ko mën a jot mais fu mu nekk ci àdduna wërngal képp boo wootee ci WhatsApp bi wala Viber bi wala Imo bi di nga mën a déggoog moom mu gën a laay biir ci yéen ngeen mën a def seen traitement incha allahu rabbi ni mu waree ci bépp jàngoro bu leen di jot sëriñ bi. dafa mel ni waxtu bi poñ nañu ñu bàyyi la nga sànni mbokki téléspectateurs yi sa kàddu yu mujj ak ñoom. di sant yàlla bu baax di wax suñu mbokku téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñuy suivre di ñuy teewlu di leen ñaanal te it di leen dénk di leen wax ne doomu aadama waxtu woo xamee ne mu ngi dund. war na góorgóorlu ci wàllu santeem war na góorgóorlu ci wàllu wér-gi-yaramam.